ñun nag yàgg nañu alerter du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ku ñu yàgg suivre xam nga ni yàgg nañu alerter yàgg nañu toog fii di wax police sénégalaise xoolaat leen seen bopp nu ngeen di téye seen ay mbokki sénégalais yàgg nañu wax policiers yi xoolaat leen seen comportement ak seen ay attitude envers les concitoyens wax nañ ko ci ay manifestations ñun ñi sax subir nañu violence ak excès de certains policiers mais quand on en parle les gens pensent que dañu bëre wax wala dañoo amut lu ñu def wala dañ cee xool suñu bopp mais yu mel nii moom la ñu doon bañ mu am yu mel nii moom la ñuy bañ mu am moo tax ñuy alerter depuis gàddaay avant gàddaay depuis 2012 avant 2012 ak leneen saa su nekk bu police amee confrontation ak sénégalais ñun araftu nañu ba ci confinement bi on a chaque fois rappelé à l'ordre ni leen dee leen def ndànk seen ay frères ngeen am en face man je pèse bien mes mots moo fi kenn indil ndax dangaa am preuve ndax Cheikh Niass dañ ko rey wala Cheikh Niass rey ñu ko parce que déjà arrestation Cheikh Niass moom moo nekk abus de pouvoir moom moo nekk un excès de zèle boo xamante ne ça aurait pu être évité parce que ça pouvait être n'importe qui d'autre man mi mënoon na maa dal mënoon na dal kenn ci yéen ku nekk parce que jàpp naa la yoruloo këyit dama la war a attester bind ci sama numéro téléphone wala bind ci sama tur ngir boo ñëwee di xool sa këyit nga mën a am foo ma fekk ak nu mu munti demee laa wax même si Cheikh Niass dafa am propos yu mu wax ça ne justifie pas dawal conduite yoruma këyit da nga ma war a verbaliser da nga ma war a attester loolu waruta mën a jur arrestation waruta mën a jur déferment c'est inacceptable excès de zèle ak abus de pouvoir moom moo waral lii dafa am lu juddu avant lii leneen lu xew nag bi prison ba dañu ko violenté dañu ko mettital dañu ko bunduxatal dañu ko dóor dañu ko quoi que ce soit ça c'est après te ça lumière dafay leer parce que nag ñun duñu ay bàyyima ñun duñu ay xar duñu ay nag duñu ay ginaar ba suñu rayee comme ça ñu bind ko rip ñetti fan nit ñi rip mu jeex c'est loolu dafa yomb parce que li dal Cheikh Niass mënoon na ma dal man je suis Cheikh Niass kenn si yéen ku nekk dafa war a nekk Cheikh Niass parce que ñun ñëpp dañuy dawal ñun ñëpp dañuy nekk ci tali bi ñun ñëpp dañuy jàkkaarloog policiers yi léeg-léeg nga tas ci ñu baax léeg-léeg nga tas ci ñu bon mais dama ni yéen policiers yi baax yéen a war a dénoncer seen collègue bi maane attitude bi mu def yéen a leen war a dénoncer parce que nag il faut ngeen delloo seen xel parce que moomu leen nit ñi da ngeen a sol tenue ñu jox leen ngeen surveiller ordre ñu jox leen ngeen liggéey ci tali bi amu leen benn droit di maltraiter nit ñi amu leen benn droit naan da ngeen di yar nit ñi yéenay kan bay yare mais policiers da ngeen a yaru bay yare yéen xamu leen nu ngeen di waxee du xale du mag du jigéen nu leen neex ngeen di alpaguer nit ñi violence verbale gëdd nit ñi toroxal leen ci ngeen dëkk ngeen ne da ngeen di yare nga jàpp nit ci mbedd mi nga ne xëy na moom dafa yaruwul wala yow da nga koy nëbb jant bi wala da nga koy yar nga xam ngeen lan moo nekk ci violence lan moo nekk ci liberté dafa sacré avant ngeen di priver nit de liberté da ngeen ko war a xoolaat ba mu mat parce que c'est un pouvoir qu'on vous donne pouvoiru yàlla lañ leen jox mooy ngeen priver nit de liberté ndax yàlla dafa bind nit ñi bàyyi leen ak seen liberté dans tout nag liberté de pensée liberté de culte liberté de tout la yàlla may doomu aadama kon soo demee bay xañ nit ki liberté dafa war a nekk ci loo xamante ne lu dëggu la dafa war a nekk ci loo xamante ne wax dëgg yàlla kii dafa nekk un danger pour la société wala mu nekk un danger pour lui-même waaye da ngay dawal yor nga carte grise yoroo carte grise fàtte nga sa permis fàtte woo sa permis yoroo papier ma jàppale ci yóbbu la ci kaso te nga ñëwoon pour màggali seetuma ci sax sama diggante ak sama borom
wëlbatiku ñu lay déférer commissaire boobu ñu ne dañ ko wàcce loolu dafa yomb sa responsabilité engagée parce que un agent qui arrête un individu sur la route même su fekkente ne c'est des voies de fait am na leneen lu ngeen ko war a mën a def lu dul di ko déférer mais jël leen ay këyitam ngeen bàyyi ko mu màggali ba mu ñëwaat jël leen ay këyitam ngeen ne ko demal nga màggali soo ñëwee tu es convoqué mu mun a dem màggali parce que loolu moo tax mu dagg billet avion bàyyi doom bàyyi jabar ñëw pour màggal jël leen ay këyitam ngeen bàyyi ko mu màggali ba dem ba ñëw mais ngeen jël ko déférer ko da ngeen a gaaw nag ci déférer surtout Baye Fall bu ngeen jàpp li ngeen di njëkk a def mooy ne da ngeen ko yar dagg ay njañam parce que xam ngeen lan la njañ di représenté ci Baye Fall xam ngeen lan la trasta di représenté ci Baye Fall bu ngeen jàppee Baye Fall li ngeen di njëkk a def c'est pas la première fois de ñun c'est pas la première fois parce que ñun am nañu ay rakki Baye Fall yoo xamante ne yàgg ngeen leen yóbbu di leen xuuf leen tëj leen dugal leen ci kaso bi une semaine génne leen parce que rëbës nag ak camp pénal ak feneen ku fa egsi li ñuy njëkk a def mooy dagg say rasta boo amoon rastay ñaar fukki at koo xamante ne même bu dee détention provisoire da nga fi jaar dong suba nga génn mais dinañ dagg say rasta loolu kese toroxal doomu aadama la ci kuy dawal yoru carte grise lan moo leen jote ak ay rastam ba ngeen koy dagg mais ngeen jël ko déférer ko complicité de ce commissaire là yéen amul leen lan ngeen war a def mais police Sénégal mais lii defuñu ko Cheikh Niass ak yaayam ak mbokkam de Sénégal yépp lañ ko def parce que li fi ne ci délinquant li fi ne ci ay délit on s'en occupe pas mais on a le temps de déférer des individus parce que yoruñu carte grise ku yor permis yor ay këyit yéen police yéen procureur il n'a rien d'autre à faire procureur amul lu mu def ci àdduna lu dul di accepter ay déferment d'un individu qu'on a arrêté pour xawma li wala pour xawma la ak li fi nekk ci ay délinquants li fi nekk ci ay sàcc li fi nekk ci ay violeurs li fi nekk ci ay délinquants li fi nekk ci ay escrocs ci réew mi mais amul leen yéen lan ngeen di def lu dul doomu aadama boo xamante ne dafa ñëw pour màggal mu jotee ak benn policier ngeen jël ko yóbbu ko Cap Manuel yéen seen prison yi ngi fees amul leen lu ngeen fa def mais nañu waxante dëgg aussi quoi et puis depuis presque une semaine ñu bëgg ko nëppal comme ça les gens en parlent ñu ne nit ñi dañuy wax rek noppi duñu wax rek noppi nag parce que dafa am lu fi jaaroon avant Cheikh Niass ñun on refuse d'être des complices de ce silence-là on ne le sera pas xëy na nag nit ki mënul yor naqaram nga ko ci yokkal naqar parce que dégg nañu ay mbokkam ñu ne jotaguñu seen koor dégg nañu ñu ne ba léegi suulaguñu kon nag li ñu wax ñun ay jullit lañu nit ki fekk dencuñu la sa ruuxam ci réew mi sa ruuxam ci àdduna bi kon dañuy ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla def ñu def autopsie ba xam li ko rey lan la mais ñu delloo ko ay mbokkam ba ñu dugal ko ci suuf te ñu ngi ñaan mbokkam yooyu bu leen dugal mukk Cheikh Niass ci suuf te sénégalais yëguñu ko ñun de ñu ngi leen di permettre képp ku xam yaayu Cheikh Niass wala ay mbokkam na nga ñu contacter inbox jox ñu numéro am parce que dañu bëgg a xam fan la dëkk fan la ay waajuram dëkk parce que dañoo bëgg a dem bokk ak ñoom naqar bi bëgg nañ egg ba ci ñoom jàlleen mais bëgg nañu ànd ak ñoom nag xeex lii parce que lii nag trop c'est trop barke démb fii lañu ay George Floyd fekk George Floyd ma ne ca États-Unis ñu toroxal ko rey ko nit ñi jéggi géej gi jéggi océan bi dem fekk ji ko naan je suis George Floyd opposition bi ma bokk maa ngi leen di interpeller parce que toog naa ci réunion ngeen def communiqué bind ci turu George Floyd di demander à ce que na justice def kon ñu ngi leen di demander ngeen def ay communiqué demander ci dëgg ci deewu Cheikh Niass parce que bu gënul George Floyd gënu ko ñu ngi demander opposition bi yëpp mais ñu ngi demander pouvoir bi itam parce que képp ku nekk tey responsable politique nga wax da ngay xeex ngir jëriñ sa réew Cheikh Niass moom xeexal na boppam ngir jëriñ askanam ngir jëriñ ay mbokkam xaaru ci kenn la ci xaarul Cheikh Niass kon dañ leen di demander yéen ñi nekk ci pouvoir bi ngeen jël seen kaddu ngeen demander justice parce que lii policier bi def Cheikh Niass mën na dal kenn ku nekk ci yéen mën na dal seen ay mbokk donc nag wax dëgg yàlla fii amul warul am par parlo opposition ak pouvoir on le demande à tout le monde képp ku nekk leader politique
war nga yëkkati sa kaddu parce que injustice boo koy xeex lii injustice raw ko lii injustice raw ko. damaa ñëw pour màggal ma jote ak nit ñu waroon mën a téye samay këyit bàyyi ma màggali ñu jàpp ma defeere ma ba tey ma faatu ci ñu expliquer ba léegi waxuñu ministère de l'intérieur anamu. il faut que l'Assemblée nationale aussi réagir parce que dafa am ay députés yoo xam dañ leen fal ngeen nekk député de la diaspora bi moo leen fal pour ngeen représenter ko te Cheikh Niass dafa bokk ci njabootu diaspora wutal boppam xaarul kenn soxlawul dara état di defaral ay ndeyam di defaral ay mbokkam kon da ngeen war a yëkkati seen kaddu. ñu ngi demander ay waajuram ñu ngi demander ku xam ay waajuram bëgg nañu am seen ay contact waaye ñu ngi demander Cheikh Niass bi suñ ko naree denc ci suuf bépp sénégalais foo mën a nekk na nga nekk Cheikh Niass na nga jóg ànd ci parce que nag sinon on sera tous des lâches sinon ñun ñëpp ay lâches lañuy doon. nañu ko manifester gunge ko ba àdduna xam ne ñun bëggante nañu suñu bopp ñun duñu ay sauvage duñu ay bàyyi ma ñun duñu ay bàyyi ma ñun kenn ku nekk talul boppam kese ñun xam nañu lan mooy vie humaine dañu war a jóg ñun ñëpp àndandoo nekk benn gunge Cheikh Niass ba àdduna bi yëpp teg ci seen bët parce que nag àdduna moo ñuy seetaan ndax du ku newoon ci biir kër gi ci biir dëkk bi rek ñu suul ko nii barki démb Abdou Fall ci commissariat ngeen expliqué ko wëcc ba mu jeex kenn xamul nu mu demee. tey aussi c'est la même chose bii nag dafa war a nekk muy last bi moo war a nekk last bi ñëpp a war a jóg ñëpp a war a wax ñëpp a war a jóg ñëpp a war a commencer par la police. parce que ci biir police dama koy wax chaque jour su ma waxee ni mu amee ay brebis galeuses am nit ñu bon noonu la amee nit ñu baax mais yéen ñu baax ñi nag yéen a ngi bëgg a yàq seen bopp. parce que bu ngeen nekkee ay policiers ngeen am seen ay collègues yoo xamante ne xam ngeen ni ñii ce sont des assassins ambulants ay frustrés lañu dañoo nekk ci biir corps de métier bi sol ay tenues pour uniquement assouvir seen ay brutalité ci seen kaw askan yéen a leen war a dénoncer. yéen a leen war a dénoncer warul leen couvrir loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg warul leen toog rek naan waaw sunu collègue la dañ ko war a soutenir. chaque te nag bu sénégalais yi jógee ok barki démb la fi xale yi jóg songu ba songu gendarmerie ñëpp di wax lii moo koy indi lii moom mooy indi nit ñi mënuñu fajal seen bopp mais bis bu ñu amee occasion jekk homme de tenue ñu def ko alors que ki ñu koy def sax peut-être c'est l'innocent mais c'est l'innocent qui paye pour le coupable donc arrêtez de protéger les coupables qui sont au sein des forces de l'ordre c'est ça la vérité parce que gënuñu ñu fan yii yëpp dañu ne duñu wax parce que dañu am naqaru xol la ñu am parce que vraiment ce jeune plein de vie xale mais ku bëgg réewam ñëw comme ça dafa mel ni dañu bokk ak moom mais nag wax bi kese du doy fii nag Cheikh Niass dafa war a servir d'exemple ba benn policier buy arrêté ci citoyen di nga ko respecter parce que dañu ko yàgg wax on ne peut pas génn suñu ay kër ne ci tali bi suñu bakkan yi nekk ci xottu gerte loolu mënul nekk parce que yéen da ngeen ñu war a aar la police doit protéger les citoyens nit war na deewee fu ne ba mu des ci loxo ay policiers war na deewee fu ne ba mu des ci loxo ay forces de l'ordre dafa yomb donc bu ñu jógee lijjanti ay contactu yaay Cheikh Niass parce que kër googu dafa war a fees dell kenn ku ne dafa war a jóg bis bu Cheikh Niass diñ koy war a denc xaw ma kañ lay doon ay mbokkam lañu ko wax ci kaw na ko ñëpp yëg man de maa ngi ñaan ko am seen ay coordonnées na nga ma contacter ma xam ko ndax bëgg naa dem ba yëmbal damaa xamul kan fan la ak damaa amul numéro bi na ngeen ma ci dimbale ngir yàlla war a sóoli na ngeen ma ci dimbale na ngeen jóg yéen ñëpp bu ñu jógee ñun ñëpp ànd dem taxawu Cheikh Niass bu ñu fa jógee mbooloo moomu nu ñu toll nañu jubal ba ministère de l'intérieur demander des comptes soit on sanctionne ce mané-là on le met aux arrêts parce que c'est tout ce qu'il mérite le commissaire bi ko déféré on le met aux arrêts ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ci loxo seen loxo la jaaroon ñu enquête leen xam lan moo ko dal lan moo tax mu jógee prison dem hôpital ci diggante bi lan moo ko dal et puis la vérité la ñu bëgg te bii pas on veut des sanctions bëgguñu
ay nëpp nëppal parce que duñu ko nangu gis nga accepté